Cheikh Modou Makhtar kutubni ya Allah asalaamaaleykum maa ngi tudd Alioune Fall bokk ci comité d'organisation Grand Thiant Sëñ Mahfous Mbacké commissaire ñëwoon fii ak commandant ak adjudant Bamba Sow ñu doon def revue di xool barab yi nga xam ni moom la ñu war a sécuriser su ko defee ñu mën a gën a préparer événement bi ci loolu lañ nekkoon depuis ce matin visiter nañ dal yëpp commencé ko ci fi nga xam ne moom la kilifa diine yi di dal biñ ci noppee ñu visiter fi nga xam ne également fam la autorité administrative yi di dal biñ ca noppee nag ñu dem ci bâche bi fi ñu defee cérémonie officielle prévoir nañ nag ñaari restaurant yi également waxtaan nañ ak ñoom wax leen capacité bi ak nan lañ koy sécuriser wër nañ daal quartier bi wër kër gi fu ci ne incha allah jël nañ note pour jox ñu suffisamment d'éléments pour la sécurité du quartier et du lieu di Thiant. ci noonu bi ñu paree la ñu ñëw fii ci kër sëñ bi xool fi nga xam ne aussi soxla nañ fi ay éléments dem nañ ba ci restaurant bi également fi nga xam ne moom la ñu dalal yeneen gan yi yeneen personnalités yi nga xam ne dina ñëw ci Thiant yi. biñ ci noppee ñëw nañ toog ak sëñ bi waxtaan ak moom rendre ko compte xamal ko ni daal defoon nañ une note adressé ko pour ñu mën a am assez d'éléments de jeu jot nañ une réponse favorable ci ñooy yaakaar ni ajjuma suba incha allah ci flambeau bi éléments précurseurs yi dinañ ñëw pour assurer la sécurité. Commissaire aussi jël na engagement pour ñi nga xam ne dañuy def flambeau muy SMS sécurité sëñ Mahfous ak mbokki taalibe yi defal leen flèche incha allah donc loolu moo nekk disposition yoo xam ne jël nañ ko fi di gërëm bu baax nag commissaire comme ni ko sëñ Mahfous waxee depuis que mu ñëw fii wax dëgg yàlla liggéey bu mucc ayib lay def ànd ko ak son équipe ànd ko ak commandant ak également ñeneen ñi nekk sous sa responsabilité. sur l'occasion également ñuy remercier ku ñuy wax Andala Dieng bokk ci organisation bi di kenn ci kër sëñ Mahfous nekk également au niveau du commissariat di gërëm aussi Papis nekk ci sécurité bi général Alioune Ngom ak tous ces éléments kon daal loolu mooy disposition yi ñu fi jëloon sëñ bi nag bi mu jëlee kàddu moom tamit gërëm na bu baax commissaire xamal ko dëkk bi ni muy doxee dëkk bu ndaw la boo xam ni tamit lu fi waaye def ci lu baax ñi ko war a yëg nañ ko ku fi def safaan bi tamit noonu ci depuis mu nekk fi wax dëgg yàlla dégguñu ci moom lu dul ku fonk liggéeyam ku disponible kon loolu aussi ay kàddu seede la yoo xam ne sëñ bi yëkkati na ko jëmale ko ci commissaire jëmale ko ci également ak éléments yi mu àndoon kon mbokku taalibe yi bis baa ngi noonu ñu dox jëm ci bis bi samedi 11 avril di leen fàttali nag ni yëf yi commencé na depuis le 4 commencé na tey jii mooy guddi maam Cheikh Ibra Fall ñu jagleel ko sëñ Modou Mbend Fall suba la flambeau bi ginnaaw suba di cérémonie officielle bi kon ñuy lancé waat encore un appel à toute la population Diourbel à tous les fidèles mourides tous les parents sympathisants ak mbokk dëkkandoo yi di leen xam ne bis bi daal seen bis la di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. Cheikh Modou Makhtar kutubni ya Allah